fii ci Kees rawatina buntu dépôt jàpp cité Pilo Malamine Senghor ku fi nekk rek te di nit war nga jox Siré Dia loxo ndax nag bu dul yow it di sa mbokk mbaa sa xarit mbaa sa dëkkandoo te it olof dafa naan ku la dig ku la may añ bu la dig ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war kaa gëm te it Siré li mu am yëpp mënoon na toog jàpp njàmburam waaye dafa taxaw pour jàppale jeunesse su Kees jàppale jigéenu Kees kon nag ñun war nañoo ànd ñun ñëpp takk suñuy ndigg jàppale ko li Gaye wax naan école bii pour Siré Dia gañe ko non du école bi rek da nga naan Kees ndax li mu def ci biir Kees bu Kees gépp delloo mbattu la sa ndaala danañ ko jox li mu bëgg te it ki muy jàppale neex naa jàppale muy Macky Sall ndax Macky Sall fonk na nit ñi yaru na teey na jàpp na kilifa diine yi jàppale jàkkale juma kooku lu ñuy wut ci moom lu dul jàppale ko ñun de weer bii di ñëw bu neexee yàlla pare nañu ànd def meeting jàppale Siré Dia ndax nag ci Malamine Senghor la ñu am ku ñu yëg ñu yëg la ku ñu jàpp la te nag Siré jàpp nañu yëg nañu danañu taxaw boo leen demee ngeen ne Siré ñun jeunesse bi ànd nañu takk suñu ndigg jàppale ko kàddu gu tax ñu gën kaa jàppale nag ndax ku nekk sa sag mooy sa kilifa te Cheikh Mawlaa yaa Cheikh Seydi Abdoul Aziz Al Amin moom la ñu am fu mu ñu joxañ foofu la ñuy xool te ci mujj dundam ci kaw lalam dafa ne jàppale leen Abdoulaye Macky Sall kooku nag duñ ko wéccoo kenn danañ ko jàppale ba ñu xam ne jàppale nañ ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaar di leen sant di leen gërëm di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw fii di sunuy responsable imam ak sunu troisième âge yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ndax dooleel ñu magal ñu ñoo ngi nuyu population bu buntu dépôt Malamine Senghor cité Pilo Malamine Senghor ba Balabé ainsi de suite Aiglon ñëpp daal ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. Moi je me nomme El Hadji Sidi Sissoko je suis là le coordinateur de Mossapat mouvement de soutien à l'action de Pape Aline Diallo mon coordinateur bi ma ko jotee mu yónni ma boole ma sant ak ngërëm ci Gayo ñoo ngi koy sant ñoo ngi koy gërëm parce que doomu quartier bi la taxawee na quartier bi taxawul na quartier bi boobu ba léegi doxam rafet na dañ koy saluer ñoo ngi gërëm ñëpp ñu fi nekk mais nag damay profité ci occasion bi pour waxaale ak bépp militant ak militante ak responsable boo xam ne moo ngi nekk ci sunu coin yi parce que lii am na lu bëri loo xam ne daf ko tracé boo dee seet sax dafa leer ba pare parce que mënuñoo def politique te jàppoowuñu sànq Gayo junj na ko ci wax pour fédérer Siré bi ñu mujjee gisante loolu la ñu wax parce que bu fekkee ñun ñëpp dañoo bokk benn but bokk benn objectif foog ñu serrer les coudes ñu bokkandoo ñu àndandoo ñu dóorandoo parce que waxtaan wax dëgg da cee bokk parce que boo fekkee boo gisee école bi gaa sunu préoccupation la parce que ñëw nañ fii ay élection ñàkk ko mais nag ñàkk bu honorable parce que boo seetee en 2012 suffrage yi ñu fi amoon boo ko compté en 2016 bii passé boo dee xool différence bi bareetul gab boo xam ne da nga ko doon compté ci ay 1000 et quelques voix mu dem ba 93 voix foog naa ni foofu am na liggéey. macha allah léegi bu fekkee ne nag bëgg nañu jël école bi booleeg mbooloo mu centre boo xamee ni dañ koo bëgg a jox ko waa Benno Bokk Yaakaar foog synergie am. foog ñu bàyyi sunu différent yi nga xam ne moo nekk sunu diggante amul ma Samba amul Paté amul Demba ñun ñëpp ñu serré les coudes ñu bokkandoo ñu liggéey ñu boole ko ñu sotti ko ci benn gox muy booloo Benno Bokk Yaakaar je vous remercie merci. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Gayo man li tax ma taxaw fii Gayo la Gayo moo ma ñor. parce que Gayo dafa nekk ci koñ bi macha allah jàppale ñëpp muy suñuy doom ñun ñi suñuy yaay ba pare Gayo ci boppam sax dama li tax ma njëkk koo respecté mooy ses parents
ni mu jàppee ses parents looloo tax Gayo ma njëkk koo respecté. tàccu leen waay tàccu leen li waay. ñu ni déet na waay Gayo moo gën ci koñ bi Gayo ku li ñëpp di wax daal répétition lay doon Gayo ku xewle mi ngi ci boo amee dëj Gayo ma nga ca kii ba ca jàkka ja dafa la sa tàggee man nag di ñaan aussi Siré Dia yàlla guddalu fanam te lii muy xëccu yàlla may ko ci kattan baaxam ak yërmandeem macha allah kii yow ma wax daal mais Gayo daal dafa seral sama xol macha allah di ñaanal yàlla yàggal taxawaayam yokk wér ak gudd fan ak wéram macha allah. ndeysaan. rahim asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu sunu kilifa yi toog di nuyu délégation bii nga xamante ni moom la Siré Dia envoyé di nuyu mbooloo mi fi toog yëpp sunuy yaay yi sunuy raq yi sunuy jigéen ñi di ñaan yàlla jàmm ji fi am yàlla na fi continuer te sax fi dàq ci barke Seydina Mohamed di rafetlu bis bi ndax nit amul lu dul koñam amul lu dul ay dëkkandoom te Ousmane Ndaw wane na loolu ndax taxawee na taxawaayu koñ bi dajale na ay dëkkandoom dajale na ay raqam dajale na ay nijaayam ay kilifaam teg leen ci biir koñ bi fas yéene leen bégal fas yéene leen dugal ci lu am njëriñ fas yéene leen indil jàmm ci biir koñ bi ndax lii jàmm mënu ko weesu ndax ñaari nit boo ko dajalee rek kooku am na lu la yàlla may waxantuma la ak mbooloo lëmu lu jafe la def. ay tàccu leen loolu waay. li mu def nag yàlla na continuer ñun nag ay raqam lañu xamuñu kenn ku dul Gayo bañ juddoo ba léegi Gayo la ñu àndal man mun naa ne aw ma grand frère Gayo mooy sama grand frère. li ma yàgg a dox ci sama àdduna lépp lu ma mës a dox moom laa ko doxandool kon su xewlee lii jomb ma rafet na man ma sànni samay kàddu muy ku baax muy ku ñeme ku bëgg li muy def koo xamante ne amul tànku gannaaw tànku kanam la am boole ñëpp bëgg leen ñeme bisu nit du tànkam lu kenn yàgg ñoo taxawal kon bu wootee lii dama ciy sawar a wax bëriwul nag lu may wax ci mbooloo ndax man it pël laa dama xaw a am kersa waaye nag du ma tere wax di ko sant ci woote bi di gërëm ñoom Amidou Kanté ñii nga xamante ni ñoo topp ci gànnaam ba may ko bis bi. tàccu leen waaye tàccu leen sama délégation bi ñii ñooy waaw. di sant Siré Dia Siré Dia di kilifa bu baax boo xamante ni dafa nekk ci biir gox bi li muy def umpul kenn te li muy def ñun bëgg nañ ci kontaan nañ ci ndax mi ngi jàppale doomu aadama yi di dimbale nit ñi am fonction muy lu gën a jafe ci Sénégal tey koñ boo dugg am na ñaari nit wala ñett nit ñoo xam ne Siré Dia jël na leen fa ñuy dimbale seen waa kër ci seen i biir kër kon loolu c'est un grand pas koy def loolu mérito na encouragement Siré yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla lafal cat lim fi mu teg tànkam yàlla na am lu ko ëpp yàlla na gën a kawe ñun nag dañ koy ñaan leen moom Siré li ñu koy ñaan mooy que ni ñun suñu koñ bii dafa rëyul suñu kër yi ñoo rëy mais suñu koñ bi rëyul boo seetee mbooloo mi fi toll nii yëpp ñoo dëkk ci koñ bi kon li ñu koy ñaan mooy mu jàppale ñu jàppale suñu waa koñ bii ndax koñ bii la ñu am nit bay sa wewu tànk boo jógee di dox ci dara daf la war a amal njëriñ bu la amalul njëriñ am nga droit nga bañ cee dox parce que nit da ngaa war a dox ci lu am fulla ak fayda ñun amuñu loolu suñu koñ amuñu loolu suñu jigéen amuñu loolu suñu waajur yi kon lépp luy doxal suñu koñ ñun dañ ciy taxaw duñ dox nag ci lu ñàkk fulla de duñu dox ci lu ñàkk fulla ci lu am fulla ak fayda la ñuy dox kon Siré dañ koy ñaan mu jàppale ñu ñun góor ñi jàppale jigéen ñi fi ne mu financé leen dimbale leen jox leen xaalis ñu liggéey wasalaam. ziyaare di leen balu ak di leen ñaanal yéen ñëpp li ngeen bëgg yéen ñëpp yal na leen ko yàlla defal képp ku fi andi tawat yal na ko yàlla lijjanti rek yal na la yàlla dimbale nga lépp sotti ku fi andi feebarit yal na yàlla defal nga wér ci jàmm ak salaam mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di wax ni kii di Gayo c'est un grand homme kii nit la ku baax la
julit la même jàkka yi sax da ciy jàpp fii li fi mës a am daf si mës a jàpp avant politique bi ndax man xam naa si dara ndax j'ai fait 10 ans presque fii cité Pilot mooy Lamine Senghor di quartier DVF maa ko géré woon xam naa moom li mu doon def si quartier bi lii daf ko mérité lépp mu desi doon jàpp xeebul xale yi xeebul mag ñi xeebul kenn jigéen ñeeg ñëpp la doon jàppale moo tax lii daf ko mérité su ko amul woon daf may bett ñu ngi gërëm waa cité bi di gërëm waa Lamine Senghor di gërëm waa Buntu Dépôt lu may wax mooy ngeen jàppale ko jàppale tamit ki nga xam ne moom lay jàppale muy le DG Siré Dia ay tàcc leen loolu waaye Siré Dia ñee di tam kooku dafa ñëw sama kër man seet si ma ñaari campagne ñëw mu toog sama saal ni may waxtaan ak moom ma ni ko mu ni ma damaa bëgg ngeen jàppale ma ni ko man de li ma wax mooy que dinaa def tout ba jàppale la lu ma si mën dinaa ko def te je le fais sans condition mooy que teguma la dara du lu ma lay toppee man du politicien du ma la topp di la sonal soxla dara si yow déedéet je ne le fais pas damay def li may def toog di la seetaan loolu laa mës a def ma ni ko dinaa la jàppale te si loolu laa ne ba léegi fii am na ñu fi nekk ñoo xam ñu bare dañoo am bourse familiale maa dugg seen kër. man kese. dëgg la. man kese maa dugg seen kër porte à porte jox leen ko waaw ñooñu ñëpp xam nañ seen bopp xam nañ ma li ma bëgg nag yéen ñooñu Gayo mii ngeen jàppale ko. jàppale leen ko fii si gox bi ñi nekk fii nañ ko jàppale. lu mu bëgg topp leen si gannaawam ak ki nga xam ne moom lay jàppale mooy le DG. waaw l'essentiel que mooy politique mooy li ma doon wax benn nit rek ku nekk soo amee 10 personnes baax na jaru xëccoo jaru xeexoo man wóor na ma ni suñ doon dem di voté mën naa yóbbu 10 personnes ñu voté te su ma leen waxee voté leen ma ñu voté ma loolu moo si am important jarul rayante ndax ñëpp lu ñu bëgg mooy gañe ngeen bëgg. lu si am solo mooy ngeen am yitte dugg si kër yi waxtaan ak nit ñi man dama doon dox ay soxlay nit ba koy dox guddeeg bëccëg problème yu am ma dem dox ko te dama ko wax kenn loolu mooy politique. waaw c'est pas jël xaalis di jox nit wala di ko non nit ki da nga koy fekk avant ngay am loo ko jox soo ko woowee mu dimbale la mu jàppale la. Gayo maa ngi lay félicité di la wax di courage lii man kontaan naa si ndax danga maa woo man la dinaa la wuy si. wagee bi nga ko organisé fee dama fekk ma jàpp moo tax ñëwuma su ma jàpp loon damay ñëw lépp loo xam ni Siré Dia moo ko moom man dama si jàpp te sans condition te loolu man wax naa ko mu koy dégg. waaw maa ngi sant di leen gërëm. maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu sunu kilifa yi fi toog di nuyu sunu yaay yi ak sunu jigéen yi toog ak délégation bu rafet bi Siré Dia yónnee di wax au nom des jeunes de la cité. en tant que président des jeunes ñu ñëw wuy si invitation sunu grand Ousmane Ndaw nag di kenn ci DVF Ousmane Ndaw di kenn ci koñ bi Ousmane Ndaw di kenn ci soxla nit ñi Ousmane Ndaw di jox ñëpp cër am njëriñ ci ñëpp xale bu ndaw sax mën na ko yónni mu dem donc mu doon mag boo xam ni exemplaire te lu mu ñu woo it lu mu xat-xat dinañ ko bàyyi daw ñëw ndax yàlla ak jëmm responsable am di dem di Siré Dia mi nga xam ni moom lay jàppale DG Poste bon ñu ngi koy sant daal di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a egg ci koñ bi ak li mu bëgg a liggéeyal koñ bi yàlla na ko yàlla defal di ko wax au nom des jeunes de la cité ak population cité Pilot yëpp vraiment di ñuy sant ñëpp di sant ñoom Modou Fall ak délégation bi ñoom grand Gossar ak ñëpp daal Baba Galle Amidou ñu ngi leen di gërëm di leen sant au nom de Ousmane Ndaw au nom de la cité jërëjëf. maaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp samay kilifa rek ñoo fi toog kon sama kàddu warul sax di yëkkatiku maa ngi ciy jégalu bu baax di leen wax ni que Siré Dia jar naa jàppale Siré Dia jar naa jàppale ndax koo xam ni kër goo dugg jël fa benn xale may la xaalis neex na torop mais jëlal la sa doom moo ko dàq ndax loolu day sax dara du ko jindi te Siré Dia dafa jox confiance jeunes yi may commencé ci man mii sam bopp man moo ma jël may liggéey mu jox confiance jeunes yi yëpp
jar naa jàppale tamit parce que du nit koo xam ne day wax loo xam ne dafay deñ lum la wax dina ko def lum la wax dina ko def donc ma leen di waxaat ngeen jàppale ko ci Cité Pilot parce que Cité Pilot dafa nekk lu ko ñor lu ko soxal ñun nag liggéey rek lañu mën jàppale ko mu jàppale moom président Macky Sall ñu gagné au premier tour en 2019 incha allah may remercier aussi au passage Amidou Kanté Baba Galle Amidou Kanté Baba Galle ak ñëpp ñu àndal di liggéey parce que seen liggéey rafet na ndax seen loxo set na ñi ngi jàppale ñëpp yéen a ñëpp jàmm li ñuy def di ko def ak sincérité bu mat macha allah yal na leen yàlla defal jàmm man nag sama yaay laa fi taxawal Maimouna Gaye dafa naroon ñëw mais dafa am empêchement mu ne naa ñëw pour taxawal ko fi nee na mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant mi ngi sant tamit Gallo parce que nit koo xam ne dafa am lu muy def saa yu amee dara lu muy def ñëw fekk la sa kër wax la ko bëgg na nga ñëw bëgg na nga boole ci bokkal na la ci teg na la place mi ngi koy gërëm di ko sant nee na ngeen jàppale ko ndax Gallo boo leen ko jàppale ngeen Siré Dia jàppale ngeen président Macky Sall kon maa ngi leen di remercier bu baax du ma éterniser wu maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. waaw gaar mi bi Pape Siré Dia gaar mi baage way ku ma tàccu ma dewen ku ma sor xole doo dee nañu ko ñalu ku ma fi nañu ko mën la fi ñal bu nu kenn rey ñun de bu nu kenn jaaxal yaa ju baax moo jur doom ju baax bu nu kenn rey lii waaw ndeysaan yaa boy yaram daw na vraiment xol yi sedd na waaw kii vraiment mérito na lii waaw ndeysaan waaw dëgg daam waaw ndeysaan dëgg la ndeysaan waaw yóbbu gentu bi ak baaxu mag ñi loo sémb yal na yegg say délégation ngi say doomi ndey ñoom Amadou Kanté ñoom Baba Diallo ñoom Yaxya Jeey ñëpp a ngi toog nun ñi di say jigéen noo ngi toog say baay ngi toog ak say nijaay Sidé ngi toog geg la yaana ni doxal sa dox noonu di la reetaan du dee nga dem yàlla yaana ni Siré labbali fas taxul fas raw fas ma nga sa kanam mbooloo mi moo ngi leen di nuyu vraiment di leen delloo njukkal man sama waa koñ yi mënuma leen a fay maa ngi leen di remercier du fond du cœur mais dama yaakaar ni tamit lii may remercier man étant un acteur politique dans ce quartier toujours cherchant à développer le développement du quartier dinaa njëkk ci remercier képp koo xam ne politiquement dama mos a ànd ak yow nga contribuer ci quartier bii daaw dooree ko nag ci sama papa Mbaye Diouf ma am ay réalisation yu ma ko defal fii kon nag damay bëgg Siré Dia lu mu defoon rek na xaacuwaat jox leen may woo tamit ci responsable yi kenn parce que am na lu bëri loo xam ne ni aussi mën na yàqal responsable muy ñaan aussi lépp loo xam ne Siré Dia andi na ko ci koñ ñun bu ñu nañu fàtte suñu poos lépp loo xam ne ni Siré Dia andi na ko ci koñ jël leen ko ngeen bokk ko xool li nga xamante ni da ngeen di toog demale ko loo xamante ni du jur frustration ci responsable bi loolu moom mooy dimbale sa responsable du tere nag Siré ñëpp la individuellement kenn ku ci am soxlaam mën a gisee ak moom man nag duma ko demal kenn mais ku ko mën a gisee ak moom ne ko may ma dagan na kenn du la ko tere mais damay bëgg politiquement bu ñuy agir nañuy wax problème mu gox yi waa gox bi yëpp di ci gis luñ ci teg ci loxo nit na ñëw ba ci moom man defe naa yéen waa Buntu Dépôt li ma ànd ak yéen amul lenn loo xamante ni rek teg nañ ko sama loxo bii vraiment te yeskiwul ci yéen ma di leen remercier ñoom Kouna Fall ñoom Yacine ku ma limul rek damay fatt waaye gis naa koñ bi ñëpp te képp ku ànd ak man lépp lu may wut incha allahu rabbi da nga ciy gis sa bopp ça c'est une garantie que je vous donne kon nag man ma bañ a gàttal xëy na am na lu ma fàtte maa ngi remercier aussi mon frère Sidi Sissoko
vraiment sës si man rëkk ak ñoom Seydou Diallo ñii ce sont mes frères fu ma leen orienté dañ fay jaar. DG il a injecté beaucoup de postes ici mais dañuy dellu di ko ñaan parce que connaissant sa générosité sunu rakk yi ñoo ngi fii toll ci liggéey lu mu ñu dolli ci emploi ñu jël ça je le dis au nom du quartier xale yi ñoo ngi fi am nañ fi seeni diplôme ñuy ñaan yàlla tamit ñu jàppale ko xam ne am na yéene boobu muy Cité Pilot et un peu partout lu mu mën a jox rek te aussi foofu damay am lu ma ciy leeral parce que Siré jox nit ñi emploi moo tax en tant que tête de liste ci législative yi mu gagné place su député Macky Sall ne ko kaay di siège ci assemblée nationale mu ne ko déedéet man su ma demee assemblée nationale dootuma fa mën a jëriñ sama waa gox kon tegal ma poste bee ne boo ma mënee jox boo xamante ni dinaa jëriñ doomu aadama yi jox ma loolu ci la ko jox lii te ma di leen ñaan nañu gën a fédérer force yi di ñaan aussi Siré mu gën ñoo dimbali ci emploi yi am nañ fi daayira xale yi ñoo ngi fii di yëngu ñoom it ci suñu ay éducation doom ñu bëgg tamit yooyu yëpp bu jotee lépp lu ciy ndimbal ak jàkka yi loolu moom je le pense ma ciy remercier aussi Baba Galle comme ni ko imam waxee parce que moom it ci gox bi la dëkk mais à 2 reprises ci contribution DG à hauteur de 500 000 francs andi na ko fii ne ça j'en fais mon problème personnel kon nag Baba defal nga ko sa bopp mais ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla kon jërëjëf Baba continuer comme ça. sama taxawaay fii nag dina jaaxal ñu bari waaw parce que am nay jamono amoon na fu ma féete woon waaye jëf ji rafet pour waa koñ gox bi moo waral ma surux te lii képp kuñ ko defal suruxloo doo gor monsieur Pouy jàkkaarloo nañu maag yow ma amoon nu ma mel nag yéen amoon lu ma leen tontu woon Baba Galle est venu chez moi ma amoon lu ma ko tontu woon mais ma gis ni ñun dañoo bokk Malem Senghor yor suñu jàkk mu xatoon loolu ci ñun bu ñu daan naafi la weeru koor dañ daan dem ba nga xam ne da nga yàkkamte julli mu pare yàlla dimbale ñu Siré ñëw ak ay enveloppe am par le biais de Baba Galle jox ñu 2 fois 500 000 même fan yële passé mi ngi ma bindloo benn demande pour que mu dimbale ñu encore te loolu yëpp daf ñoo dimbale ci jàkk ji parce que ren boo xoolee naafi la ren dañoo naafi la ak ci jàmm nga féex te loolu yëpp Baba Galle ko waral man nag la may leen di ñaan gis nga kër gi école bii dama bëgg ñu fexe nuñ ko gagné ak majorité bu doy. gars yi bu ñu leen yërëm école bi lañ soxla. école bi nañ ko gagné ak majorité bu doy du gars yi bu ñu leen yërëm booy duma ku la yeb da nga koy duma yu metti waaw moom laa leen di ñaan nañu jàpp ci yàlla jàppoo ku ci ne boo demee bu doon sax juróomi nit nga amat ko na ko wateel ma mbooloo mi fi daje bu ñu defee loolu yaakaar naa ne fii du doyee parce que ni ko Sidi waxee 93 voix du dara tey romb nañ ko déjà waaw romb nañ ko déjà bu ñu ñëwee boole ceeg ku nekk juróomi nit ñu voté je crois que gagné ak majorité bu doy du doy waaw kon boog ci gàttal rek comme ni nii la ma bëgg a wax dafa bari Gayo nag maa ngi lay doole sant bu baax parce que lii mérité nga lu ko ëpp sax laay wax mérité nga ko jàkka ja boo fa newuloon ñu am ay jafe-jafe parce que saa yu ñu amee problème même facture courant Gayo dugg na ci koñ bi lijjanti ko nu mu mën a toll nag képp ku fa am problème Gayo taxaw na muy ci gox bi muy fépp fu mën a doon muy jàmbur sax dina ñëw taxaw kon yow amuñu lu ñu lay fayee lu dul di la ñaanal yàlla yàggal la sa kanam njaboot saa waay ba nga ànd ak moom keroog ñëw sama kër la ma ko waxoon yàlla dafa def loolu la ma ko doon wax naan ko kii jàppale leen ñu ko ñun waa jàkka ji loolu lañ leen di ñaan yàlla def na ko te fi mu jógee nañu ñaan yàlla rek ñeneen toppa ca alhamdulilah jërëjëf yàlla moo ñuy sant ñu dolli ko mu dolli ko waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Cité Pilot mbokki Malamine Senghor mbokki Cité Ñax mbokki Buntu Dépôt waa Guy gi ci turu DG Siré Dia ñu ngi leen di gërëm di leen sant tey day bés bu rëy ci ñun
tey day bés bu màgg ci ñun ndax c'est un frère un grand frère un militant un sympathisant mais un grand responsable bu DG Siré Dia je vous nomme Gayo Ndaw moo woote tey meeting pour sargal Siré Dia mais pour waajal élection 2019 fi may tàmbalee yàlla dafa def bu ñu nekkee ci manifestation bi DG woote mu ne nañu wax Gayo mu ngi koy féliciter di ko encourager parce que dégg na am na écho ci liggéey bu mu def waaye ci mobilisation bu mu def waaye DG Siré Dia di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne dañoo ñëw teewe manifestation bi. buñ ci jógee dañuy gërëm aussi le délégué de quartier bi fi teew imam bi fi teew doyen Waay Galo bi fi teew ci turu ancien cheminot yi waaye di doyen ci DVF waaye mënuñoo ñàkk gërëm délégation bi ñu àndal suñu jigéen ñi Ami Jaxeer Ndey Siise Mbooj Père Jaxu Yahya Gossar vraiment Amidou Kanté Pape Mar ñëpp ñëw teew am na ñoo xam ne nag du ma leen lim ay genre buuna ay grande dame du ma leen lim parce que ñoom foog naa ne lii tey seen bés la yéen ñëpp yéen a ko bokk pour comité électoral bi la pour école Aïnina Fall la mbokk yi ci turu DG Siré Dia déglu nañu kàddu yi bu baax a baax a baax suñu xel dal na parce que nit buñ ne baax na buñ ne yaru na buñ ne am na détermination wala am na engagement dañ naan nañ ko laaj ay mbokkam nañ ko laaj ñi nga xam te ne moom la dëkkal te témoignage yi am fii ci Gayo dañ ci sant yàlla di ci fier di ko encourager ci taxawaay boobu parce que loolu moo am solo. waaye tàccu leen loolu waaye buñ ci jógee déglu nañu askan wi muy kilifa yi di délégué de quartier yi di imam yi di troisième âge bi di jigéen ñi di jeunesse bi yëpp gërëm ak cant bi nga xam te ni dañ koo def à l'endroit du DG Siré Dia loolu damay wax ne du guléet loolu œuvre la boo xam ne daf ko def Thiès œuvre la boo xam ne daf ko def Sénégal mais pour le président Macky Sall et pour les Thiessois parce que il avait dit et tey ba tey daf ci nekk mooy DG Siré Dia dafa waxoon ba ko président nommé directeur général de la poste mu ne incha allah rabi le Sénégal mais particulièrement Thiès bi ma juddoo yàlla fa màggee fa dinañ xam ne doomu Thiès président Macky Sall def na ko directeur général te tey seen i kaddu firnde na ne DG Siré Dia li nga xamante ni président daf ko teg li nga xam ne président daf ko sas confiance bi mu am ci moom yaakaar bi mu am ci moom tey mu ngi koy traduire ci emploi mu ngi koy traduire ci social mu ngi koy traduire ci développement jigéen ñi mu ngi koy traduire ci jàppale lieu de culte yi loolu mooy un responsable crédible loolu mooy un digne fils parce que wolof nee na juddoo ci dëkk baax na yaroo ci dëkk baax na mais amal njëriñ dëkk bee ko gën te Siré Dia dafa amal njëriñ Thiès loolu tax nag ñu dem ci élection législative yi passé président Macky Sall jël ko def ko tête de liste départementale loolu dañ fierté la ci ñun loolu consécration la ci DG Siré Dia parce que président li mu ko dénk bu ci taxuloon askan wi jàppalewu ci askan wi jàppalewu ci président Macky Sall jamais il ne fera de lui la tête de liste départementale boo ko defee c'est parce que xam na ne il est ancré dans la commune dans le départemental et tey mu ngi def un travail boo xam ne c'est au niveau national et international pour lan la réélection du président Macky Sall en 2019 et dès le premier tour kon en droite ligne moo tax tey Gayo taxaw ne moom day delloo Siré Dia njukkal moom day mobiliser base am moom day taxaw ànd ak ñi nga xam te ne ñoo bokk centre Aïnina Fall bi lan pour waajal élection 2019 yi loolu Gayo xel dal na ñun jàpp nañu ne te wax nañ ko DG Siré Dia Aïnina Fall centre Aïnina Fall 93 voix 100 voix ou 50 on est sûr et on l'a dit au DG Siré Dia que Aïnina Fall est passé ñëw na beige marron derrière le DG Siré Dia Aïnina Fall est passé au beige marron derrière le DG Siré Dia bien avant les élections parce que d'abord il y a fait un bilan xam nga bilan mooy nga nekk ci gox lépp luy soxlay askan bi guddeeg bëccëg nga taxaw ci képp ko am soxla nga taxaw ci ba dëj bu amee nga ñëw taxaw fa kooku mooy responsable kooku moo wekk nit ñi moo faale nit ñi moo tax nit ñi wekk Siré Dia moo tax ñu faale ko nit ñi yéene ko parce que ne koo jàppale parce que it nag mbokk yi yéen ñi fi teew ñëpp laa wax DG Siré Dia dafa wax ne daa am lu ko soxal daa am lu ko yitteel te loolu c'est le combat de sa vie mooy ki nga xam te ni
mooy président Macky Sall ki nga xamante ni c'est le 4e président du Sénégal ki nga xamante ni c'est le 4e président bi nga xam ne il est né après les indépendances am vision muy Sénégal émergent tey mu teg ko teg PSE kooku tey yéene ji moom Sénégal liggéey moom Sénégal DG Siré Dia nee na moo lànk kenn du yóbbu président Macky Sall 2e tour moom Siré Dia mooy yóbbu président Macky Sall 1er tour en 2019 loolu nag ça passe par Thiès mais particulièrement DVF te loolu suñu xel def ci dal parce que là aussi je vais nommer des noms je vais citer des noms je vais citer Yahya Dieye je vais citer Pape Mar mais je vais citer Baba Galle mais mention spéciale à Amidou Kanté parce que inscription yi gayo gis nañ taxawaay bi ngeen ci am liggéey bi ngeen ci def loolu am nañu yaqin ne école bi doyen Dampuy moo ko wax léegi liggéey bi nga xam ne def ngeen ko ci jàpp nañ ne fu ñu jëm inchallah rabbi centre bi waxuñu gagné mais avec la manière ça sera presque à 500 ou 1000 voix parce que quand on voit des Doudou Ngom qui sont là quand on voit le doyen Pape Gaye quand on voit ñi nga xam ne ñooy 3e âge lu mel ni doyen Waye Gallo ñun suñu xel dal na ci centre bi suñu xel dal na ci koñ bi suñu xel dal na ci jigéen ñi suñu xel dal na ci jeunesse bi te loolu seen engagement seen détermination la kon mbokk yi fi ñu jëm DG Siré Dia nee na saay su ne askanu Thiès buñ ko soxlaa mu taxu leen te day continuer di jàppale askan wi te jigéen ñi li ngeen wax dégg na ko te je dis souvent le champion des financements c'est le DG Siré Dia li mu financé à Thiès je parle sous le contrôle de Gossard amul un responsable au Sénégal bu ko financé ay jigéen wala nga jàppale ci ay formation noonu li mu jàppale ci pouvoir discrétionnaire am ci emploi amul un responsable bu ko def lu mu jàppale ci lieu de culte amul responsable bu ko def Sénégal lu mu jàppale ci sport bi du lamb du football du basket du handball au Sénégal ñun waa Thiès nee nañ président Macky Sall gisuñu kenn ko fi de kuru Siré Dia waaye mbokk yi dama ne nag ko am taxawaay boobu daam lu may faral di wax te naa ci delluwaat Thiès da ngay dégg ñu naan parfois naan responsable yi duñ leen jàppale moo tax duñ leen votel waaye foog naa ne Siré Dia taxawaay bi mu am yéene ji mu am ci Thiès ak bilan foog naa ne il mérite plus boobu mooy élection yu jëm yéen ñëpp jigéen ñi mobilisé wu jeunes yi mobilisé wu jouru élection bu kenn woo kenn bu kenn yee kenn bu ñu jullee fajar ba pare ñëpp assiégé centre bi bu 18h jotee ngeen am ndam lu rëy delloo Siré Dia njukkal. rendez-vous. parce que nag doomu dëkk bi la mu ngi jàppale dëkk bi. waaye nag buñ ko bëggee delloo njukkal du jërëjëf rek déedéet. il a besoin que bu élection jotee fi ñu jëm parce que ki tax muy jóg fu mu toll nii c'est le président Macky Sall ki tax muy jóg moo tax mu mën a jàppale waa Thiès ki tax mu jóg mooy ki nga xam te ne dañoo gis ne avec lui le Sénégal est et continuera et demeurera jusqu'en 2030 d'ici 2030 un pays émergent parce que wolof nee na ay waral tombé waral ay gaaf président Macky Sall pétrole président Macky Sall gaz le Sénégal est assuré d'être un pays émergent Thiès sera émergent à travers DG Siré Dia kon mbokk yi loolu bu amee bu leen kenn nax bu wax ji bëre bu critiqué yi bëre ñi nga xam ne dañoo toog seen i kër yor seen i rajo nekk ci internet bi di diingat di yàq seen xel dama ne kii opposé wu indilu leen dara indilu leen benn alternative jàppalu leen ci dara durant 7 ans ñooñu buñ bàyyi ba élection jot ñu ñëw di leen wax yoo xam te ne wala ñu leen di dig ki leen di dig ak ki leen defal 7 ans bokkul buñ leen nax Siré Dia lu mu fi def ku dugg Thiès di leen dig da leen di nax wala ma falee ma defal leen ki ngeen fal mu fal nit muy la DG Siré Dia muy doomu Thiès mu ñuy defal moo wóor ndax weddi gis bokku ci Siré Dia weddi gis bokku ci kon mbokk yi buñ fi jógee ñu gën a defal taxawaay bi ñu ku ci nekk ci ñun na nga xam ne Siré Dia nga fa nga ne ku nekk ci ñun xam nga ci loo xam ne ci Siré Dia saa su ne na nga koy seedal ci biir nit ñi ku nekk ci ñun xam nga loo xam te ne tey Siré Dia bëgg na ko mooy lan nit ñi jàppale ko votel Benno Bokk Yaakaar jàppale le président Macky Sall pour un 2e mandat et dès le premier tour ku nekk ci ñun na ci taxaw ku nekk ci ñun da nga ci am cër da nga ci am wàll parce que nag opposition bi seen intérêt mooy ñoom ñu ut nguur gi waaye ñun ñu yor nguur gi ak bilan bu président Macky Sall def bilan bi DG Siré Dia def à Thiès ma ne fu xatti taxul nguur gi dem président Macky Sall daan denc toog pour un 2e mandat et dès le premier tour. kon DG Siré Dia nee na fu mu jëm da koo ñemee. parce que bu doon teg dafa dig askanu Thiès defu ko. ñu mën a wax bu doon dafa ñëw taxaw ne dina leen jàppale te gisu leen ko ñu mën a wax bu doon da leen doon lakkatu ñu mën a wax
waaye lépp luy mbébét askanu Thiès boobu ba tey da ci taxaw kon fi mu jëm moom ak nitam dañ ko ñeme parce que nag ki def 7 ans ci dëkk di fa def kooku am na droit taxaw ne fol leen sama mbër bala ko folee ma continuer de jàppal il le mérite Siré Dia mérite que Thiès vote pour la coalition Benno Bokk Yaakaar pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour kon mbokk yi taxaw leen ci loolu dëgëru leen ci loolu ngeen mobiliser wu derrière Gallo ak seen responsable yi fi nekk je passe par l'occasion je remercie tous les responsables de la cité Pilot yi mobiliser wu ñëw fii taxaw pour lan ànd ak DG Siré Dia ànd ak Gayo pour fi ñu jëm pour que président Macky Sall am 2e mandat kon tey mbokk yi tey gëm nañu gis nañu ñëw nañu gis nañu suñu xel dal na DG Siré Dia kontaan na centre Aïnana Fall ak waa kër Siré Dia avec la coalition Benno Bokk Yaakaar 2019 dès le premier tour je vous remercie.